gis ni dafa mel ni dama doon séenu lu mel nii dafa mel ni dama séenu lu mel nii moo tax ma doon garder cassette yi bay ko doon conserver fanaan naa ay dëkk ba bët set ndax dëkk ñëpp xam nañu Morolan dëkk yi dañu sorante fanaan naa daan naa jóge sama dëkk Jaasa dem fanaane feneen ay dëkk di dox ay kilomètres ndax gëstu cosaanu ndut. maanaam kon góor gi li nga jot a wax ni 824 hectares yi nga xam ne tey jii dañuy wax ni Bent Ser am na titre foncier mag ki nga doon interview ñuy wax ngay enregistré maanaam dañu la wax ni carrément Bent Ser ñoom mosuñu leen jaay suuf si wala mosuñu leen ko jox. non mosuñu ko jaay suuf ndax jamono yooyu jamono colonial la te titre foncier ma defee ni ci li ma xam tuuti li ma xam ci droit mooy ne titre foncier balaa nga ko mën a am dañ la koy may dañ lay may suuf si wala ñu jaay la ko dañ lay may suuf si wala ñu jaay la ko mais fekkente ni nit mayu la ko état mayu la ko jaayuñu la ko ah man defe naa ne mooy ñaari pièces yi nga xam ne bii source yi nga xam ni mooy tax nit mën a wax ni man lii sama bos la maa ko moom mu nekk titre foncier kon jamono yooyu dañ doon abal Bent Ser muy exploité ngeer boobu ndax seef bi maanaam nàcc boobu la doon moom la soxla woon bu nàccee ba mu wow ñu jël ko ci sengu bi yóbbu ko Ndar mun ko évacuer ci bateau yi def ko ci bateau bi mu yóbbu ko France ndax mu mën a defar ay pneu dégg nga ci ginnaaw gi contremaître boobu bii Bent Ser pare ci affaire gom bi contremaître bi booba sunu maam Cerno Alpha Combaan booba sanc na Daaru Alpha kooku ne ko Bent Ser ba muy dem daf ko may suuf si sunu maam bi ne ko déedéet loolu mënul nekk may xamal nit ñi ni sama maam Cerno Alpha Combaan ki nga xam ni mooy suma xeet kilifa xeet di yuur yi muy Musa Mboro Combaan mooy pàppam moo tax sunu maam Cerno Alpha Combaan musul jaar ci sama tur bàyyi rek la ma doon musa ooye saa yi ma ko ñëwoon ci moom di ko laaj cosaan bàyyi rek la ma doon ooye ñoom musuñu wax waxu jaay te musuñu wax waxu may kon te dàgg moomu moo jiitu Daaru Alpha ak dëkk yu bare ndax Daaru Alpha 1924 rek lañ ko sanc kon titre foncier boobu ñuy wax daf ma ëlëm ndax gisuma ba léegi 2010 ba léegi ñu ngi koy wax wante kenn mësuma teg sama bët ñu ne ma lii mooy titre foncier bi ak fañ ko signé ak fan ñu ko lijjantee. ak kan moo ko signé. waaw léegi ñaari maire yi sekk commune bi mooy commune Magaye Ndiaye ak commune Morolan ñaari maire yooyu biiral nañ ni Bent Ser suufam bi am na titre foncier. ah waaw ma mësuñu ma ko woon ndax 2010 problème bi ba mu amee 2010 man may directeur rajo Morolan rajo Bien FM ba mu amee 2010 ñu naan titre foncier problème bi am diggante population yi ak ñooñu nga xam ne ay africain lañu ñu ne dañuy seen titre foncier la ñu ñëw pour jël si population yi bañ ñoom ñu àndoon ak sous-préfet ba fa nekkoon moo nekkoon seen complice dégg nga ba ñu ñëwee ne dañuy nangu suuf si par force man maa dugg ci rajo bi ne population yi nañu bañ keroog jooju président communauté rurale Morolan muy maire tey ñëw na nee ma arrêté ndax ñooñu dañu am titre foncier ma ne ko teg ko sama loxo boo ko tegee sama loxo léegi dinaa lire titre foncier bi ma arrêté wax bi ba sànq ba bay kenn joxuma titre foncier kenn wonu ma ko
man maa ngi nii kenn mësuma woon titre foncier bi bi nga xamante ni bii coow la am na ñu ne dañuy def communiqué ndax borom tool yi ndax waa seeru Tivaouane dañu war a ñëw ca tool ya ndax borom tool yi dem ñoom ñu jiitu borom tool yi ba ñu leen gisee ñuy ñëw ñu daw ne nit ñi dañuy ñëw pour agresser leen waa paysan buy dem tool xanaa doo ko tàggale goppam wala ak jaaseem paysan buy dem tool kay dina yore jumtukaay yooyu ñoom ñu defee ni dañuy ñëw pour agresser leen ñu dem ci la ñu boolee ñu wax ko préfet keroog préfet bi oote réunion Tivaouane man ma dem ak benn ci doomu maam Thierno Alpha Thiombane muy góor Thiombane mu ngi tey Allemagne man ak moom ñoo fekkee réunion boobu keroog ñu wax leen loolu mais préfet bi nekkoon foofu sous préfet traité problème boobu lu mu ëpp juróom benn weer te préfet mësu ci xam dara loolu xam nga du yoon mooy ne am na maguy bu doon dox ci suuf moo tax kilifam yëgu ko woon wax boobu ñu wax ko ba ñu dem dugal ko leral.net bañ ko dugalee leral.net dernier directeur u Bien Tesser Jérôme Tesser moo réagir à partir d'Algérie ne ñoom 2008 la ñu jaay seen société ay africain te titre foncier bokku ci dernier directeur u Bien Tesser Jérôme Tesser dafa réagir depuis Algérie ne 2008 la ñu jaay seen société ay africain waxuñu sax sénégalais mais dañuy ay africain te titre foncier bokkul ci jaay bi nekku ci kon bu ma nit waxee ne am na titre foncier ma ne leen déedéet effectivement amul titre foncier parce que espace d'exploitation la woon du woon titre foncier xëy na kay ay njublang bëgg nañ ko def titre foncier mu nekk seen photo ay njublang ñoo ko bëgg a def titre foncier wante du woon titre foncier Bien Tesser amul woon titre foncier ñu naan ma titre foncier bu 1910 waaw 1910 ba 2010 yow defoo dara ci foofu nga ne sa titre foncier la ba tey ñu nekkat encore 2020 10 ans après ñuy réclamer titre foncier boobu moo tax lii lu ñu war a lijjanti la ndax su fekkente ni tey nee nañu titre foncier la di nga toxal ay dëkk yoo xam ne depuis cosaan ñu ngi foofu dagga depuis kañ la ñu nekk foofu 1800 et quelque ndax déjà Lamane Diop mi nga xam ni moo dalaloon Demba War Sall booba colonial bi mu ngi xeex Lat Joor Lamane Diop mu ngi woon nekkoon dans les troupes coloniales mu nekkoon sergent chef de poste ci bataillon 1886 te booba dagg sosu na Lamane Diop bi ñu ko libéré ñu dem wotel ko moom ak Demba War pour qu'il yilif province Ndut moom Diop ban na tudde mais ba nga xam ne bi Demba War daf ko gañe moom Demba War comme ñoom ñoo dend kale waa kër Samba Yaasin la kii di waa kër Dagga waa Dagga mu ne ko duma la bàyyi neen kon def naa la Lamanu Dagga loolu moo indi turu Lamane Diop mu nekkoon la seule personne jamono yooyu bu déggoon kalaama nasaraan kalaama tubaab Lamane Diop kese moo ko déggoon jamono yooyu moom rek waaw kon ñooñu nekk fa depuis ay ati at ay siècle tey ñu ñëw kenn ku ñëw ne 1910 la am titre foncier nar leen toxal nan leen jógloo fu ñu nekk Daaru Alpha di kër diine ñun dañ leen fay jógloo yeneen dëkk yi ba nga dem ba Ngiig Fall ba Kémay loolu yenewul maanaa en tout cas man li may def appel mooy état bi nañ ci jóg autorités yi nañ ci jóg ci lii ñu fay ko bara mu nekk comme problème mu Ndingler boobu wala mu raw ko ndax kat
lu ëpp tuuru ndut su fekkee nit ñi xamuñu ko am na explorateur bu ñuy wax André Brou dafa mettroon tubaab yi en garde contre ces Sérères qu'on a surnommé les Turcs du Cayor ndax ñoom dañoo amee woon ay flèches empoisonnées flèches yooyu réerul de flèches yi flèches yi réeruñu flèches yi dañ leen denc flèches yaa nga fa de flèches yi demuñu fenn flèches empoisonnées yooyu ñu ngi toujours biir doute André Brou bi mu leen mettre en garde seet leen ba colonial ba tubaab yi ñëwee Sénégal ce n'est qu'en 1862 1860 ba ñu tabaxee forum bi jëm la ñu door a ñëw collaborer ak ndutt yi may wax ni séeréeru Thiès yi ndutt yi rek ñoo xeexul ak tubaab ndax ba ñu ñëwee dañ leen ne dañuy nekk seen collaborateur ndax jàppale leen ñi leen di noot ak ñiy sàcc seeni jur ji ndutt yi ànd ak ñoom première opération bi ñuy def ak ñoom mooy bataille yu 1864 bu ñuy combattre Thiès dégg nga deuxième opération bi mooy bi ñuy xeex ak Lat Dior 1886 ñu gañe ko ci la ñu jëlee ndutt nag jël ko ndax bi ñu ñëwee en 1860 ndutt yi d'accord mooy li ñuy wax la première annexion du pays ndutt dañuy jël ndutt rattaché ko Gorée ndax am na beneen tubaab bu bindoon balaa loolu Pruneau de Pomme-Gorge dafa ne on y prenait les plus belles filles de la négricie pour en faire les signares kon signaaru Gorée yi ndutt lañ ko doon jëlee di ko indi Gorée moo tax keroog ci bataille yu 1864 bal yi ak poudre yi Gorée lañ doon jógee di dem pour ñoom wante ba ñu gañee Lat Dior ci lañ jëlaat dut détaché ko ci Gorée teg ko ci loxo Kajoor loolu moo tax waa Kajoor yi ilif ndutt yi li ko dalee Demba War ba ci Massamba Sall. Massamba Sall mooy maam Abdou Ndéné Sall quoi. góor gi léegi comme ni nga ko waxee noonu yow fekkee nga ay histoire yu bari comme ni nga ko waxee ci suufu benn seet bi jamono yi ñu toll nii yow fekkee nga histoire 2010 histoire 2020 ñu ñëwaat ak beneen phénomène boo xamante ni tey jii jàpp nañ ni ñoom am nañ titre foncier ba dañu dégg ni sax ci ay sources yi ñoom dañ ko jaay beneen société boo xam ne mi ngi nekk Sénégal. waaw léegi maire commune bi nga xam ne moom moo nekk Darou Alpha di maire Magaye Ndiaye ak xalifa bi nangu na ne dénkatul kenn mbir mi ku dul Magaye Ndiaye lan nga ci mën a wax. foofu mënuma ci wax dara xam nga lu tax mënuma ci wax dara ndax yëfu problème mu 824 hectares yi dafa fekk beneen problème. du problème waa Darou Alpha. waa Darou Alpha dañu am problème ak Magaye Ndiaye ak Filfili loolu seen problème mu tool yi la donc problème boobu dafa nekk foofu ba pare 824 hectares yi nekk dafa yàgg mais boo jëlee benn bi di nga ci boolee beneen bi ndax dafa ne ni mën nañu ànd ndax combat bi benn la. mais est-ce que suufu Filfili bi est-ce que nekkul ci biir hectare yooyu. mais si suufu Filfili ci biir hectare bi ci yooyu yëpp foofu la ne. ci biir 824. waaw ci 824 hectares ak surface boo mën di wax foofu rek hectare boo mën di wax foofu rek ci biir 824 hectares yi la bokk. les 824 yi normal nañu xeex rek affaire bi nekk benn. normalement 824 yi waa Darou Alpha kon ñoom ñoo ko moom seeni suuf la. non 824 du suufu nee naa waa Darou Alpha dafa nekk ci biir ci 824 hectares yi. 824 nee naa dàgg la commencé Kéma Emal ba Kémay doo xam nga Kémay ah 824 dàgg la commencé Benteser mu ngi commencé exploitation bi gom bi fële ca dàgg dem noonu daar noonu dem uti Kémay donc waa Ngik Fall ci la ñu nekk waa Kër Lat Diop ci la ñu nekk Darou Alpha ci la nekk dàgg ci la nekk. kër coom ci la nekk ñoo ñëpp ci la ñu bokk sol joor bi loolu yëpp sol joor bi la
li may wax ndutti mooy ni xam nga séeréer dafa ne benn bale yomb na damm wante bale bi ci boppam boo ko jëlee mënoo ko damm kon ndutti nañu mànkoo pour bokk seen xeex bi loolu rek laa am lu ma ciy wax. maanaam ci li ñu dégg li nga wax daal yow gëm nga ni Bent Ser mosul faa am titre foncier. en tout cas ba fi ma toog nii nangu ma ne Bent Ser am na fa titre foncier nangu ma ko parce que mosuma ko gis waaw. mais aussi am beneen problème boo souligné parce que bu fekkente ni Ngir Fall bokk na ci Kër Lat Diop ça veut dire que kon entre Morolan kon ba léegi kon suufu Morolan aussi waa c'est menacé encore. waaw Morolan ak suufu Morolan ak suufu Notto Gouye Diama la. suufu Notto Gouye Diama. waaw parce que la fa laal commune Morolan laal commune Notto Gouye Diama ndax Dagga ak Darou Alpha ci commune Notto Gouye Diama la bokk wante Ngir Fall ak Kémay yooyu yëpp ci suufu Morolan la bokk yooyu Morolan la. ok. en tout cas góor kon ñu ngi lay remercier ci histoire bi ñu mën a indi ci Morolan TV tax dina tax aussi képp koo xam ne xameewul mbir mi nii dina comprendre lu bari ndax waxtaan aussi dafa am solo te lu ñu fekkee ba tey ji lu ñu fekkeewul yow indil nga ñu loo xamante ne tey ji képp ku déglu dina xam ne mag baax na ci dëkk surtout mag boo xam ne da doon gëstu histoire ñu ngi lay remercier lan nga ñuy mën a tàggatoo ci Morolan TV. li may tàggatoo mooy nii damay faral ñeneen ñi wax sax ni dañoo abaloon Bent Ser tool da doon bay lii da doon bay bés Bent Ser mosu fa am tool mosu fa bay Bent Ser gom bi may wax nii moom la doon ut foofu mosu fa am tool mosu fa bay gom bi la fa doon ut gom bi kese ngeer boobu la doon naccal di jël seef boobu man xam nu ñu koy wax ci wolof di bu woowee ñu sol ko ci ay saaku yóbbu Saint-Louis moom dafa amoon ñaari bato turu bato yi sax laa jàppatul nii mais xam naa sax ñaari turu bato yi xam naa leen ñaari turu bato Bent Ser yi xam naa leen Bent Ser ndax affaire boobu ba mu amee dama gëstu ci mbiru Bent Ser mës na nekk meeru Ndakaaru bi waaw loolu daal li may conseillé ndutti daal mooy nii am na loo xam ne lii am na histoire baa ngi dem di ñëwaat te dina dem ba xëy na dañuy wax ni dinañu fekk xale yoo xam ne xamuñu histoire bi ñu nax leen te loolu ndegem en tout cas man day li ma fekkee ak li ma gestu loo xam ne fekkewu ma ko moonte dama ko gestu ci cosaan ndax depuis 71 maa ngi gestu cosaan bi depuis 71 te mag ñi ma wax histoire bi dama leen enregistré te kaset yaa ngi fii te ñooñu dañu ko fekkee woon yëf yi waaw kon boog mënul nekk lu ñu inventé wala kii te Bent Ser jënd fa suuf jaayuñu ko fa suuf mayuñu ko fa suuf voilà. li ngeen di def gestu cosaan rek la ndax damay faral di wax ni collecte tradition orale bañ koy def ñun dañ ko doon def de façon manuelle ak loxo ndax jamono yooyu bu fekkee da ngay dugg ci collecte tradition orale dañ lay yóbbu IFAN sax CLAD centre linguistique appliqué ñu tàggat la fa bu ñu la fa tàggatee ñu door la jox sa magnétophone jox la sa carnet nga dem di gestu amoon na technique gu gestu maanaam technique gu collecte boobu dafa am ni ñu ko doon defee ndax su fekkente ni dafa am benn histoire bu am histoire bi dañ lay ne la am loolu ñuy wax échantillonnage moom ngay def ndax su fekkente ni histoire bi laajte nga ko fi war nga ko laajte ci bërëb yu mu fukki nit su fekkente ni wax yooyu yëpp méngoo na nga door a ko téye comme histoire bu ñu dëggu bu ñu mën a téye loolu jaar naa ci loolu moo tax li ngeen di def nii nekk comme technologie dafa ñëw dafa soppi àdduna bu njëkk ba lii amul woon ñun ay magnétophone cassette yu njëkk yi